asalaamaaleykum waa Sénégal baaxoowuñu nag di ko defee nii waaye la olof di wax la yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole xew-xew am na ci dëkk bi looloo tax ñu décider tey ci format bi ñu ko daawuloon def fas yéene defee ko noonu jàkkaarloo ak yéen waxtaan ndaxte olof dafa ni lu ñëpp bokk dañ koy waxtaane li ñu bokk mooy Sénégal li ñu bokk mooy liberté individuelle yi mooy kenn ku ne mën a am sañ-sañ mën a am mën-mën wax sa xalaat walla doxalin boo xam ne kenn du la fitnaal kenn du la noot kenn du la loot ndax da nga wax sa xalaat walla sa gis-gis tey jii ñaari événement yu majeur moo tax ñu décider waxtaan ak askan wi ndaxte yéeg nañu démb génnum àdduna kii di suñu mbokk muy Seck Ndiaye ñu tuddee mu di turam normal di Mamadou Diop ñu jàppee ko te la ko police di toppee ñu ne recel maanaam ñu fekk sa loxo loo xam ne ci alalu sàcc la jóge loolu bi ñu koy waxtaanee mu di lu ñuy wax en matière pénale une infraction simple infraction la boo xam ne mën nañu ko qualifier sax de délit parce que recel dañ ko naan c'est un délit donc délit dama defee ni buñ ko waree gérer war nañ ko mën a gérer ci xel war nañ ko mën a gérer ci teey waaye li ñu gis démb jéggi na dayoo fekk nit nee nañu dañ koo tuumaal dañoo fekk ay tissu yoo xam ne ci sàcc la ñu xalaat ni fa la jógee ci dëkk yu normal yi dañ koy bu fekkee ni xalaat nañ ni nit ki moo yor loolu bu demul sax ba indil ko convocation parce que dañoo bëgg a ko jàppee en flagrant délit balaa muy mën a disparaître loo preuve yi man ci sama xalaat puisque war nañu xalaat ni ci kii ñu jëm ñaari policier rek doyoon na parce que ba léegi coow li bari na nee nañu dañoo ñëw te guddi la teg waxul ba léegi kenn waxul ban heure la policier yi wàcc parce que loolu lépp war nañ koy waxtaanee parce que li tax policier mën a am sañ-sañ walla gendarme am sañ-sañ wàcc ci kër législateur bi daf ko defal cadre am na waxtu yoo xam ne bu weesoo ab policier amul droit dugg ci kër nit à moins que mu nekk en flagrance walla pour éviter ki nga am na koo xam ne bakkanam dafa nekk ci xot mu bañ a rob loolu la loi wax loolu la code de procédure pénale mi nga xam ne moo di bible policiers yi ak officier de police judiciaire yi ak gendarme yi loolu mooy seen bible ci loolu la ñuy sukkandikoo waaye dañuy métitlu gannaaw bu nu jaalee kii di Mamadou Diop jaale ko ay mbokkam di ñaan yàlla mu xare ko ci àjjana yu kawe yi te it di massaw njabootam dañuy interpeller état du Sénégal yàlla dafa def nag tey état du Sénégal ki koy incarné muy président Macky Sall ñu di ko wax di wax procureur de la République ni ki bu nu bàyyee ab réew kenn ku ne di doxal nam la neexee finalement kenn ku ne da ngay fippu ni du ma bàyyee sama bakkan ñu asaalo ko loolu mooy lan suñu bëggee sénégalais yi ñu continuer respecter kii di homme de tenue dafa am sanction bi nga xam ne législateur bi daf ko prévoir procureur de la République daf ko war a appliquer y compris ñi nga xam ne ñoom ñoo yor suñuy kaaraange parce que tubaab dafa ne la liberté ta liberté s'arrête là où commence celle des autres parce que bu fekkee ni ñii di officier de police judiciaire wala ñii di policier ñii di nitu tenue amuñu dara lu ñu ragal ñu foog ni ñoom ils sont au-dessus de toutes les lois loolu leen neex ñu teg ko askan wi bu continuer noonu askan wi dafay am réflexe parce que la xew tey ci Mamadou Diop suite la ci lu ay histoire yu bare yoo xam ne kenn soldewu leen parce que policier ci république homme de tenue ci république boo ko gisee da ngay foog ne kaaraange la sa xel dafa war a dal waaye gis nañ ci ces dernières années Sénégal ku gis sax policier mu yegsi la automatiquement sa fit dafay dem policier ça leur fait plaisir dañ naan bañ na ba dans la conscience collective sénégalaise
dañ naan alkaati ku ko xam ne dóore lay def loolu warta nekk. alkaati au contraire buñ ko gisee nit ki dafa war a sentir boppam en sécurité. donc il est temps ñu réfléchir ci sunu police ci ban police lañ bëgg a am. est-ce que policier la boo xam ne citoyen bi dafay waxtaan ak moom, citoyen bi dafay nekk en symbiose ak moom, citoyen bi bu ko gisee da koy xalaat ni moom ci kaarange la nekk, wala policier yi ak homme de tenue yi dañuy nekk benn espèce à part entière boo xam ne foo leen gisee sa fit dafay dem. il faut ñu waxtaan si li tax ma wax loolu parce que cas yi dañu bari. bu ñuy tudd tey danañu wax Dominique Lopi bi nga xam ne ba nu ko reyee ca Kolda ba tey kenn mënu la wax suite enquête bi lan la, kenn mënu la wax kan ak kan lañ ci jàpp. Bassirou Faye bosam mu ngi fi muy étudiant ba nu reyoon ci biir université bu Dakar. Fallou Sène bi ñuy jooy te noppeegunu. Bengali Kanté, Ibrahima Samb bi nga xam ne reyoon nañ ko fële ca Mbàkke bu ñuy wax duñ fi jóge. Bambo Danfakha mi nga xam ne Bakel lañ ko reyoon. Kii di Antoine Robert Sambou mi nga xam ne ñu ngi ko reyoon ay militaire encore ci benn bavure boo xam ne ba léegi kenn xamul résultat bi. ñu ngi ko reyoon fële ci Pointe Saint-Georges ba léegi kenn mënu la wax enquête boobu naka la mujjee, kenn mënu la wax kan moo def lan, kan moo def lii. bu nuy cité exemple yi dafay bari. Cheikh Malayni Sané, Chérif Adjouma Ndaw mi nga xam ne sapeur pompier la woon bi doon def formation ñu lañ ko defal li ñuy wax ci tubaab bizutage mooy métital ko ci ay moromam def ko ba mu dee. Ousseynou Seck mi nga xam ne reyoon nañ ko ca 2012. Kékouta Sidibé mu Kédougou. Wax dëgg yàlla liste bi dafa commencé bari tey ji ak monde bi fu mu toll warul am benn citoyen bi nga xam ne dafay foog ni il est au-dessus moom moo féete loi bi kaw ba lu ko neex mu def ko. Malheureusement nag ñun suñu force de l'ordre yi yu Sénégal sentiment boobu moo leen di animé tax na ba sax boo nekkee circulation bu la policier interpellé ni muy waxee ak yow méngoowul ak koo xam ne boo nekkee bitim réew yàgg nga jànkonteel ak ay policier ci dëkk yu bari boo ñëwee Sénégal da ngay yéemu ci yàlla. parce que policier bi t'as l'impression que yow doomam nga wala yow nit koo xam ne daf la war a jël sa fit la alors que rapport yi warul nekkee noonu dañu war a wax de citoyen à citoyen. parce que lu tax loolu gannaaw bu mu simmee moom tenue bi dafay mel ni yow. simple nit la bu nekk dans les mêmes conditions que yow. donc il est temps que ñu dugal loolu ci boppu policiers yi ak ci boppu force de l'ordre yi. il appartiendra au législateur ci li ma xalaat ñi nga xam ne ñooy bind loi bi. première chose bi ñu war a njëkk muy anomalie ñu war ko dindi mooy li ñu wax ni force de l'ordre bi nit ki il est assermenté. ça veut dire xalaat nañ ni la mu wax rek dëgg la c'est-à-dire citoyen bi moom mën na fen mën na wax leneen lu dul dëgg waaye policier ba moom lu mu wax dëgg la. dama koy jëlee ci exemple yu bari yoo xam ne wër na ma mais man jël naa ko sama propre exemple. benn jour ci benn commissariat bu fii ci Dakar ab policier parce que benn policier ñëw na ne dama ko ne jógal fii yaa ngi xatal yoon bi loolu la wax. bi ma yeggee au fi agent de police bi nga xam ne moo ma recevoir parce que waa ji ne na daf ma yóbbu commissariat bi ma ne ko yow mënuloo ma téye nga yóbbu ma commissariat mais man lay neex ma ànd ak yow dem commissariat puisque aw ma lan lu ma reproché sama bopp dama ànd ak moom commissariat ba. bi ñu yegsee moom dafa wax ñu ne ma toogal fële yow doo wax parce que yow yaa tooñ policier du wax yow nga wax mais ban monde la ñu war a nekk loolu Sénégal rek la yem. donc il est grand temps ñu changer rapport yooyu policier muy gendarme ñu xam ne ñoom ay citoyen lañu comme n'importe quel autre citoyen. bu ñu waxee loolu ba mu jeex ñu ngi ñaan procureur de la République parce que lii dafa metti lii mu ngi commencé bari sentiment d'impunité bi nga xam ne moo entouré force de l'ordre yi. et pour une fois fàttewoon naa cité kaawu Elimane Touré mi nga xam ne convoqué ko yëmbal jëlee ko yëmbal di ko dem wuyu juloo commissariat bu port jàppee ko foofu ba mu dee seen loxo. pour une fois damay féliciter ki nga xam ne mooy médecin légiste bi nga xam ne moo seet kaawu Seck Ndiaye parce que pour la
pour l'une des rares fois parce que du ma ne pour la première fois mais l'une des rares fois ab médecin dafa respecter le serment d'Hippocrate bi nga xam ne mooy serment am wax dëgg te yàlla tax ne dañ koo dóor dañ ko métital ba faat topp ci. damay encourager tous les praticiens muy médecins yi muy officier de police judiciaire ñuy xalaat seen travail ba mel ñuy xalaat Sénégal parce que carrière bariwul 30 ans de carrière ku ko am nga dem retraite mais da ngay am loo xam ne sa conscience la da nga war a rester ak sa conscience ba keroog ngay wuyu ji yàlla te bés boo wuyu ji yàlla lépp loo xam ne jaxase nga ko fi rek di nga ko layoo ak sa borom te da nga fi bàyyi doom. du ma ne nag policiers yëpp a bon du ma ni gendarme yi yëpp a bon du ma ne homme de tenue yëpp a bon déedéet ak moo bari ñu baax dama si tase man ak nit yoo xam ne danoo marqué sama dund ba keroog may wuyu sama borom du ma leen mas a fàtte ci samay ñaan saa yu ma wéetee xalaat leen bokk na ci koo xam ne mooy commissaire Seydina Oumar Thiam yàlla na ko yàlla yokk yërmande yàlla na yàlla dëgëral taxawaayu njabootam. yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu kawe yi gannaaw moom commissaire Mbaye Seye mi nga xam ne commissariat bu 4e arrondissement la mujje woon mu di nit ku baax nit ku teey su may fàttaliku ñaar ñooñu te tey yàlla mu may leen ma di ñaan yàlla mu yërëm leen xare leen ci àjjana yu gën a kawe yi su may fàttaliku ñooñu dama naan duma désespérer police du ma tudd ci ñaar ñi nga xam ne wuy ji nañ seen borom du ma fàtte it ki nga xam ne mooy commissaire Léopold Faye nekkoon directeur général de la police nationale ay nit yoo xam ne lépp lu ñuy wax lépp lu ñuy def dañ ciy xalaat suba wuy ji seen borom donc su ma xoolee exemple yu mel noonu mën naa bañ a am yaakaar bu tas ci policiers yi mais ñii nga xam ne ñu ngi ci biir police yi wala ñu ngi ci biir gendarmerie wala ñu ngi ci biir yeneen corps habillé yi parce que lii ñu wax tey gendarmerie mu li ñu wax tey police mën nañ ko waxee gendarmerie mën nañ ko waxee ci service eaux et forêts yi mën nañ ko waxee ci militaires yi sol tenue ak yor arme dafay joxe sentiment d'invincibilité sentiment de toute puissance tax bu fekki ni nit ki àndul ak ragal yàlla nit ki àndul ak xel mën na ci defee loo xam ne yàlla rek askan wi du ko rafetlu tey Seck Njaay la suba mën na doon kenn ku ne mën na nekk man sama bopp mën na nekk yow mi may seetaan nga génn ci mbedd mi parce que xool nga kenn sol na tuni mu neex ko rek parce que yow da nga war a wuy ji parce que moom dafa am doole boobu benn jour doon naa waxtaan ak kenn parce que defe naa ne sénégalais yëpp xamuñu ko li nga xam ne moom la député yi parce que ñoom ñooy defar loi yi jox ñi nga xam ne dañ leen di wooye officier de police judiciaire mooy officier de police judiciaire boo ko xoolee ci biir police la plupart à partir de grade de adjudant ñu ci bari am nañu grade officier de police judiciaire wala biir gendarmerie pratiquement à partir de gendarme MDL ainsi de suite tout le monde est officier de police judiciaire li sénégalais xamul ñu bari en tout cas est-ce que xam ngeen ni officier de police judiciaire bu la gisee ci mbedd bi suñu député yi jox nañ ko pouvoir ak force bi nga xam ne le simple fait mu gis la ci mbedd bi ne dafa bëgg a xam yow yaay kan am na droit mu jàpp la yóbbu la dem def la garde à vue 24 heures gis la rek ngay romb ci mbedd bi ne la kaay yóbbu la biir commissariat ba loolu yóbbu la brigade gendarmerie denc la fa nga fanaan fa 24 heures parce que juste dafa bëgg a vérifier yow yaay kan mu di ay abus mu di ay loi yoo xam ne amul fenn donc yéen député yi nga xam ne certains parmi vous ñi nga xam ne nañu am possibilité seetaan vidéo yi nañu xoolaat suñu législation Sénégal gi ñun waa Sénégal ñun doomu Sénégal ñoo ko war a doxal ñoo ko war a changer pour ñu mën koo bàyyil suñuy doom parce que quelque part bu ab policier xalaatee ni mu ngi dem jëli nit pour mu ñëw wuy ci convocation mu xalaat ni moom am na doole bi nga xam ne dina jàppee nit ñu di ko dóor à plusieurs ba kanam di ci des c'est que quelque part dañu am sentiment d'impunité sentiment d'impunité boobu nag dafa war a jeex
bu nu bëggee Sénégal bi nga xam ne moom lañu bokk mu continuer bu nu bëggee Sénégal bi nga xam ne nañ ko bokk mu am jàmm mu bañ a am révolte loolu moo doon kaddu gi nga xam ne fas yéewoon naa ko sédd ak yéen di leen ñaan yàlla di sàkku si yéen ngeen ñaanal nu Sénégal bi nga xam ne mooy suñu yaakaar mu gën a mu gën a apaisé yàlla may ñu jàmm yàlla may ñu mën a fekkee ay yeneen i jotaay yoo xam ne jàmm lañ fay waxtaanee waaye duñ fa waxtaanee safaan bu mel nii jërëjëf.